On voyait des Chinois qui mouraient dans la rue. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku internet ñuy seetaan Bataaxal TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay. jamono ji am na benn jàngoro boo xamante ni dafa lëmbee adduna bi yépp rawatina Sénégal mooy jàngoro coronavirus. jot nañu def taxaw seetlu jàngoro coronavirus bi fu mu jëkk feeñee fii la jëkk feeñee Chine la jëkk feeñee te bu mu feeñee foofu daal dafa mel ni chinois yi dañuy yónni ay dañoo feesal ay vidéo yi nga xamante ni dafa tax àdduna bi tiit. ci vidéo yi ñu chinois yi feesal amoon na ay nit yu doon dox ci biti rek jékki-jékki daanu ñu wax ni coronavirus moo leen daaneel. amoon na tamit ay vidéo ñu nga xamante ni gis nañ ni ñuy dem di def ay quarantaine forcée. donc maanaam dafa mel ni jàngoro bi dafa tiital nguuru Chine ba nguuru Chine sax doon dem di tëj nit ñi ci biir kër yi. waaw vidéo yooyu jàll na ci réseaux sociaux yu bëri ba nit ñi gëm ni coronavirus bi jàngoro boo xamante ni dafay teel a rey jàngoro boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jar na tiit. On voyait des Chinois qui mouraient dans la rue. waaye jàngoro bi vidéo yooyu sax finalement temps yi sax gis nañ ni vidéo yooyu ay fake la woon ndax jàngoro bi. Début 2020, lors de l'épidémie de coronavirus en Chine, de nombreuses vidéos ont émergé des réseaux sociaux chinois. Elles montrent les conséquences de l'épidémie dans le pays et des mesures exceptionnelles prises pour l'endiguer. Arrestations, mise en quarantaine forcée, hôpitaux débordés. La plupart du temps, ces vidéos largement relayées en ligne sont dépourvues de date, de lieu ou même d'auteur. Certaines s'avèrent trompeuses. Le Monde a voulu vérifier la fiabilité de plusieurs d'entre elles, représentatives de l'ensemble, et y apporter des éléments de contexte. dem na Europe jàngoro bi dem na Chine dem na Amérique jàngoro bi ñëw na fii Afrique te fii Afrique gisuñu benn nit bu am corona rek muy dox mu jékki-jékki daanu. gisuñu ko ñu bëri tamit xamuñu kenn ko am corona lu dul ñuy jot ci information communiqué de presse bu le ministère de la santé di ko def ngir feesal base de données OMS. daanaka OMS moo joxe recommandation dëkk yi chaque jour nañ def rapport pour ñu feesal seen base de données lu tax loolu danañ si dikkaat incha allah waaye li mënti wax rek mooy jàngoro coronavirus bi même si am na waaye nekkul jàngoro boo xamante ni dafa grave noonu ndax nit mën na am jàngoro coronavirus bi jàngoro bi nekk ak moom ba mu wër fekk du jar sax mu dem hôpital. loolu am na ñu xamante mën na am jàngoro ba ñu wër fekk yi bañ dem hôpital surtout ñi nga xamante ni ils sont jeunes ñi nga xamante ni am nañ système immunitaire bu baax coronavirus bi mënul dara ci ñoom. te Sénégal c'est un pays jeune. jàngoro coronavirus bi ci li ñu gis dafay sonal paa yi dans un premier temps ba pare dafay sonal tamit ñi nga xamante ni amoon nañu yeneen jàngoro boole ci coronavirus bi. kon te jàngoro coronavirus bi tamit même si ñu xoolee ci rapport yu ministère de la santé def am na ñi nga xamante ni dinañ wër ci coronavirus bi kon maanaam coronavirus bi mën nañ ko faj. am na garab mën nañ ko faj. donc léegi question bi war a taxaw seetlu mooy est-ce que état d'urgence bi jaroon na ko est-ce que état d'urgence bi ay mesures bu baax la donte politiciens yëpp ñoo ànd d'accord pour ñu def état d'urgence waaye jot na def jàngat ndax état d'urgence bi jaroon na ko. politiciens Sénégal yi lu tax xooluñu seen population jël ay mesures yu nga xamante ni c'est adapté. donte OMS moo joxe ay recommandations war nañu topp recommandation OMS comme ça dimbali su ñëwee nguur gi mun si jot loolu am na
waaye li ñu waroon gën a def mooy def les mesures yi nga xamante ne daal dina tax Sénégal du soxla dimbal bu jógee bitim réew loolu moo nekkoon yoon. ndax suñu xoolee ci confinement bi dëkk yu deful confinement yi ñoom ñoo xeex coronavirus bi jeex foofu. dëkk bu mel ni Hong Kong defuñu confinement xeex na coronavirus bi jeex na foofu. dëkk yu mel ni Taïwan defuñu confinement coronavirus bi jeex na foofu. dëkk bu mel ni Japon defuñu confinement jàngoro bi jeex na foofu. daanaka dëkk yi nga xamante ni defuñu confinement jàngoro bi jeex na foofu wala jàngoro bi lu mu fa defu fa lu graw. dëkk bu mel ni Suède defuñu confinement te les résultats grawul comme France bi nga xam ne def na confinement résultats yi tamit grawul comme Italie grawul comme États-Unis ñi nga xam dëkk yooyu def nañ confinement. kon dafa mel ni dëkk yi nga xamante ni defuñu benn confinement ñoom ñoo xeex jàngoro bi ba jàngoro bi jeex. kon dafa mel ni sax confinement bi sax dafa bokk si liy yokk jàngoro bi. ndax le ministre de la santé française Olivier Véran moom wax na ci benn vidéo c'est le confinement qui favorise la propagation du virus moom waxoon na ko vidéo bi mu ngi nii. donc daanaka sooy confiné wu virus bi sooy dox di yëngatu di bouger am système immunitaire bu baax di ubbi virus bi dafay circuler du des yaram bi. bon loolu c'est un peu médical c'est technique waaye dafa mel ni daal tëju bi baaxul ci coronavirus bi tëju bi baaxul kon génn moo gën a baax pour xeex virus yi. moom moo ko waxoon. Sénégal def nañ état d'urgence depuis le 23 mars Sénégal def na état d'urgence depuis le 23 mars ak dëkk yu bëri Afrique def nañ état d'urgence depuis le 23 mars Côte d'Ivoire yom yëpp. léegi depuis le 23 mars ba tey. est-ce que les mesures d'état d'urgence tax na jàngoro bi wàcc? déedéet taxul jàngoro bi wàcc. état d'urgence bi lu mu indi état d'urgence bi dafa indi crise économique dafa tax jaaykat yi seen business doxatul. état d'urgence bi tax na taximan yi seen business doxatul torop. état d'urgence bi tax na chauffeur yi nga xamante ni dañu doon voyager région à région amatuñu liggéey. état d'urgence bi tax na tamit ay entreprises yu bëri bàyyi seen activité ndax doxatul mënatuñu fay loyer. état d'urgence bi tax na ay locataires sax mënatuñu fay loyer ndax man maa ngi si wàllum immobilier bi gis naa ni am na ay locataires yu bëri am nañ jafe-jafe fay loyer parce que seen liggéey doxul. donc état d'urgence bi tax na tamit nit mënatul dem di seet seen mbokkam. par exemple ku nekk Dakar nii mënul dem seet si mbokkam bu nekk Thiès ku nekk Dakar nii mënul dem seet si mbokkam bu nekk Kaolack ku nekk Dakar nii mënul seet si mbokkam bu nekk Ziguinchor. kon maanaam côté social bi tamit état d'urgence bi créé na fa problème. état d'urgence bi tamit créé na problème ci wàllum diine nit ñi mënatuñu dem julli jàkka ji nit ñi mënatuñu dem julli église nit ñi mënatuñu dem jàkka ji. bay na ko état d'urgence tamit tax na ay liggéeyu guddi doxatul torop. am na ay restaurant guddi lay ubbi doxatul torop. ay cinéma ay boîte de nuit yëpp doxatul ndax état d'urgence bi. donc état d'urgence bi daal lu mu def lu bëri mooy créer ay problème social ay problème économique ak ay problème ñi nga xamante ni daal dafa jéggi dayoo. est-ce que état d'urgence bi mesure bu ñu jël état d'urgence bi tax na jàngoro bi taxaw ba tey nii am na ay cas kon les mesures bu état bi jël dara baaxu si parce que si wax naa leen ci ginnaaw am na ay dëkk ñu deful état d'urgence jàngoro bi jeex na foofu kon ñoom dañoo teel a jël ay mesures jàngoro bi jeex foofu. Sénégal sax suñu teeloon jël ay mesures jàngoro bi du fi dugg. frontières yi même su fekkee ne tëju yu woon frontières yi tax recommandation OMS du 30 janvier OMS moo waxoon ni bu kenn tëj frontières yi loolu moo tax Sénégal tëju frontières yi. waaw suñu tëjul woon frontières yi li ñu mënoon def mooy képp ku jógee Chine ñëw ne ko def quarantaine
ku jógee dëkk boo xamante ni am na coronavirus tamit ne ko def quarantaine ndax le premier cas bu ñëw Sénégal France la jógee kon suy doon yóbbu ni ni quarantaine ñu jógee bitim réew yóbbu leen quarantaine 21 jours xool ndax amoo jàngoro bi bala yu leen di bàyyi su fekkee ne am na jàngoro bi ñu faj leen amul problème ñu faj leen ak sunu xaalis amul problème ñu faj leen foofu si ñu pare ñu yónnee leen facture seen dëkk fay ñu sunu xaalis ndax dañ leen faj ak xaalis Sénégal wala ñu may leen ndax seen dëkk tamit am na ay Sénégalais yu fa am coronavirus ñu leen di faj loolu suñu ko defoon corona bi dafa dugg kon maanaam les mesures sol masque affaire yooyu suñu ko jël am na yeneen mesures bi mën a jël daal corona bi su fi duggee du fi yàgg donc état d'urgence bi daal nekkul mesure bu baax te tamit kenn gisul te feebar bi tamit grawewul noonu parce que suñuy xoolee les résultats daal feebar bi grawewul noonu léegi ci beneen vidéo dinañ gëstu ci wàllum test yi les tests est-ce que test yi donné ministère de la santé chaque jour dafay def ay déclaration am na ñaata cas malade ñaata cas guéri et cetera est-ce que test yi c'est valable c'est fiable en tout cas am na ay éléments yu bari ñu wane ni am na ay test yu baaxul Sénégal enquête amul kon Sénégal xamuñu ndax am na test yu baaxul wala test yi baax na mais dëkk bu mel ni Canada amoon na 380 000 tests ñi nga xamante ni baaxul woon tests yi c'était contaminé ginnaaw enquête dañuy génne tests yi dëkk bu mel ni Angleterre noonu amoon na ay tests yu contaminé Tanzanie président Tanzanie defoon na enquête ci tests yi dafa jël ay mala jël na ay garab jël na essence testé leen coronavirus te tests yi amoon na ay mala yu nga xamante ni ay négatif la amoon na ay mala yu amoon coronavirus tests yi amoon na ay garab ay plante ñi nga xamante ni amoon na coronavirus am na ay plante yu amoon coronavirus essence bi daal amoon coronavirus kon maanaam les tests sont pas fiables donc maanaam tests yi dafay wone dafay joxe ay faux positif ak ay faux négatif daanaka mun nga bañ a am corona bi test bi neen la te positif mun nga am corona bi tamit test bi du ko gis te test PCR bi sax ñi ko defaroon sax waxoon nañ ni la fiabilité c'est pas garanti à 100%. kon test yi déjà aussi ce n'est pas fiable en tout cas li ñu ñaan nguur gi daal mooy nañuy fexe ba ubbiwaat économie bi ubbi frontière interrégion yi nit ñi mën a liggéey léegi képp ku feebar ñu yóbbu ko hôpital mu faju ndax coronavirus bi am na ñu wér kon coronavirus bi dafay am na traitement boo ko mën a faj c'est vrai que coronavirus bi am na ñu si faatu waaye jàngoro yëpp am nañu si di am ku faatu si jàngoro yëpp diabète am na ñu siy faatu rougeole amatul kii angine am na ñu siy faatu palu am na ñu siy faatu rhumatisme am na ñu siy faatu dialyse rein am na ñu siy faatu kon bépp maladie daal am na ñu siy faatu kon coronavirus bi c'est juste une maladie comme toutes les autres maladies maanaam coronavirus bi ak yeneen jàngoro yi ñoo yem et comme coronavirus bi am na traitement ay mesures confinement yi ay mesures état d'urgence ay mesures tëj frontières yi wax dëgg yàlla mesures yooyu c'est totalement inefficace mesures yooyu c'est inefficace mesures yooyu c'est ridicule comme ni ko kii di waxam sax nu mu tudd encore di jërawul le confinement c'est ridicule mesure bu nguur gi jël tamit c'est ridicule recommandation bu OMS jox tamit dara baax aussi politiciens yi ñoo war a jóg jël politique bu nga xamante ne baax na ci sunu réew parce que xeex jàngoro indi pauvreté loolu du yoon bi war a xeex jàngoro bi de telle sorte que kenn du am pauvreté pour loolu yomb na hôpitaux yi nañ ko équipé waat nañu tabaxaat yeneen hôpitaux nañu jàppale hôpitaux yi nañuy jàppale dispensaires yi tabax jox hôpitaux yi ay moyens saa ko amee corona rek su ko mettee na dem mu faju loolu la ñu war a def ñu jël ay mesures préventives pour jàngoro bi bañ a law nii nii continuer liggéey comme ça nii nii sax fajal seen bopp suñu amee corona ñu fajal seen bopp du jar sax góor gi di jël xaalisu réew mi di ko yóbbu ci hôtel yi du jar góor gi di jël xaalisu réew mi di faj nii nii dinañ mën a fajal seen bopp suñu gars yi nii liggéey am xaalis
képp ku feebar mu dem hôpital faju ji nañ jox hôpitaux yi moyens daal loolu mooy solution boo xamante moo gën ay confinement ay état d'urgence. En tout cas politiciens yi suñu toogee taxaw waxtaan bu baax invité société civile bi ñu toog waxtaan bu baax dinañ gis ay solution boo nga xamante ni daal mën ne ko utiliser jàngoro bi du law nit ñi dina mën a liggéey nit ñi dina mën a jaamu yàlla nit ñi dina mën a seet si seen bopp jàggat jëf